turam ak santam dem mbégte dalal suñu studio tey monsieur Adama Lam monsieur Adama Lam di président de la confédération nationale des employeurs de Sénégal ñu xamee ko CNES monsieur Adama Lam lay nuyu di la dalal suñu studio gis nañu réew mi dafa mel ni daal ci jour bu nekk ñu ngi politique di campagne électorale guddeeg bëccëg ñu génn ci élection locale yi passé teg ci législative yi présidentielle bi dans 18 mois naka yéen waa patronat bi di am koom-koomu réew mi ngeen gisee loolu. bisimilah rahmaani rahim jërëjëf Alassane bala may tàmbali waxtaan wi di nuyu téléspectateurs yi ak ñi ñuy déglu di leen balu ax di leen bal ax ci àjjuma ji di sàkku jàmm ci réew mi. amiin di la gërëm it yow mi nga xam ne jël ngeen initiative fii si i rajo wooñu pour ñu waxtaan joxe suñu xalaat ci ni réew mi doxee. li ngay wax ni daf di loo xam ne dafa am lu ëpp na sax ñaari at mën nañu wax ne législature kii bi mandat bi ba mu commencé ba tey mbirum politique rek la ñu jiital mbirum politique moomu nag dañ ci dugg ba nga xam ne dañu nasaxal li nga xam ne mooy économie te économie mooy doxal réew ki nga xam ne aussi bëgg na tedd ci biir réew mi mënul jaar lu may ci daan dooleem te loolu ci économie la bokk donc politique guddi politique bëccëg politique suba kenn du wax ci loo xam ne day jëmale réew mi ci kanam te ñëpp ànd ci loolu la ñu war a dindi ci biir réew mi jot na nag fi mu nekk comme li tubaab di wax les cartes sont rebattues que xel yi dellu si ñu boole ñëpp ñi nga xam ne dañ ci war a bokk xam ne que économie bi war nañ ko delloo fi nga xam ne foofu mooy place am mooy nit ñi yi nga xam ne dañuy indi koom-koom nit ñi dañu xam ne dañuy indi am xëy nit ñi nga xam ne dañuy li ñuy liggéey ci la état bi di sukkandiku pour defar yoon yi defar hôpitaux yi defar écoles yi ñooñu kenn mënul continuer comme ni ñu ko defee at yi di leen marginaliser ni ñu koy waxee ci tubaab loolu dafi war a jógee. waaw lu ñu constaté mooy sax dañ nga wax économie bi tey fi ñu wax ak yow boo demee marché Touba marché Ocass soo bëgg am maanaam soble kilo soble. boo amul 2000 francs doo ko am. ndax yokk bu mu yokk. parce que magal baa ngi ñëw spéculation bi am. te maanaam soble bi banqué. loolu yëpp ay question économique la. boole ci crise ukrainienne bi am. Covid bi jaar fii. réew bi njëgi yokku. inflation bi yokku. dafa mel ni loolu toppatoo ñu ko. waaw xam nga da nga jël rek exemple soble bi waaye xam nga réew mu am lu ëpp juróom-benn fukki at ci sa indépendance te mënoo am autosuffisance ci secteur yu bari. moo lay won ne ko war nañu seetaat suñu bopp parce que nag yokkute bi ngay wax ci mbirum njëg yi dafa am ñaari fànn dafa am yokkute boo xam ne ci suñu biir la bokk moom la tubaab di wax inflation interne mais dafa am yokkute boo xam ne mënuñu ci dara bitim réew la jóge inflation importée bi ñaar yooyu boo ko boolee ci réew moo xam ne bariwuloo doole noonu néew gi doole bi dundam dana jafe donc dañoo war a tàmbali nag seet li nga xam ne mooy basique économie mooy ngay dunde li nga xam ne moo nekk ci sa réew loolu nag mënuñu am ñun di gis ne am nañu les terres du delta am nañu Casamance am nañu yeneen ak yeneen i gox ba pare mënuñu am ceeb bu doy mënuñu am mboq mu doy di ko jëggaane bitim réew ak yeneen mënuñu am soble bu doy ba pare liggéey amu fi donc dañoo war a jël matuwaay yi war dugal ko ci biir économie bi en particulier économie agricole loolu l'agroalimentaire mooy li nga xam ne dañ cee war a taxaw loolu nag bu ñu ci bëggee taxaw mënuñu continuer comme ni ñuy def nii jël secteur privé bi teg ko fële ñun ñoo war a nekk au cœur du dispositif il faut que ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu jiite que politique yi ñuy def ñun ñoo ko mën a appliquer dañoo war a bàyyi di dugal ci xelu nit ñi nekk xëy mi ci nguur gi la dépendre nguur gi gaa am na lu mu ci mënti def waaye ñi nga xam ne ñooy secteur privé ñun ñooy créer richesse yi mooy koom-koom bi ñun ñoo mën a indi xëy ñun ñoo mën a indi économie bu dox loolu nag dañoo gis ne dafa am xàjj ak seen
ku wax dëgg rek xam ne que place bi ñu waroon a am ci biir réew mi ak déglu bi ñu waroon a am amuñu ko. lu tax loolu. mais loolu mënuma ci tontu directement lu tax loolu damay constater rek. mais ñun ci suñu wàllu bopp sabablu nañ ko mais yaakaar naa ne li tax loolu amul mooy xeebaate ñoom dañu ñoo xeeb bu metti dañuy wote taxas benn boor te réew mi ñëpp a ko bokk. ku ci nekk am nga ci wàll boo xam ne mën nga ci bay. loolu nag la ñu bëgg ñu soppi ko xam ne kenn du defar réew mi lu dul ñun. li ñuy defal doxandee mi ñuy ñëw ci biir réew mi di ko fi def buñ ko defaroon sénégalais yi du ñu toll fii loolu nag dañ ko yàgg a wax ñun ci CNES moo tax nag mënuma waxee turu patron yëpp mais mën naa waxee turu patron CNES bi nga xam ne maa ko jiite loolu dafa doon loo xam ne ay ata ngi nii ñu taxaw di ko xeex di ko wax mais kenn dégluwuñu dafa am lu bari loo xam ne man mën naa wax ne du tànkam lu sax c'est-à-dire que li tubaab di wax faire valoir xaw ma ni ma koy wax mooy ngistal loolu la ñu soxlaatul dañoo bëgg di ànd ak ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu jiite ñu ñuy diisoog ñoom di wax ak ñoom pour soppi réew mi soxla na ñu soppi ko mënatuñu continuer li ñuy def nii di ko def muy indi ay bii coog mbaaloo ci biir réew mi ñu continuer économie moo yor réew industrie moo yor réew privé moo yor réew tant que loolu jógu fi nag dinañu continuer di am jafe-jafe yi nit ñi dinañu liggéey ba sonn dinañu indi ay politique yu baax di def lu baax waaye kenn gisu ci sa bopp fondamentalement. parce que wax nga li am solo mooy xëy yi xale yi xëy ndaw yi. wax nañ ko waxaat ko ci réew mi secteur privé. moo war a créer loolu. parce que nguur gi moo ko war a defal condition. jox ko ay moyens mu liggéey ànd ak moom pour créer emploi. mais constat bu ñu def mooy xale yëpp ngi daw di politique. di wut métier. dafa am ñu gis nañu xamal mosuñoo liggéey seen àdduna. yéen war nekk politicien nekk ay député. assemblée nationale. est-ce que kii façon de politique boobu. taxul ndaw yaakaar ne politique moo indi liggéey. mais c'est que du politique mooy indi liggéey ça c'est que da ngay wax ne politique ci réew mi. dañ ko def métier. dañ ko def métier. dañoo yaakaar ne tekki ci ndaw yi ci politique la jaar. fi mu nekk dem nañu ba nga xam ne politique mooy. dugal nañ ci bopp xale yi nekk politique mooy yoon bi gën a gaaw pour nga am xaalis te am na ay nitu homme d'état yu am xam-xam ne nañ politique moom ku ci nekk di ci dund ba am ci alal c'est que juboo waaw parce que xale yu ndaw yi dañoo gis ay samba boy nekk seen koñ yeewu benn jour rek tabax ay étage liggéeyuñ ko li Youssou Ndiaye doon enrichissement sans cause yeewu rek am xaalis taxaw mosoo liggéey amoo benn métier xale yaakaar na foofu la. waaw mais loolu nag lañ bëgg mu jóge fii parce que loolu li ko indi mooy jubadi bi xam nga ñun ñëpp nga baal ma ci waxin bi. Sénégal dañoo ñun ci suñu bopp ci sama bopp laay dañoo bari ay naafeq ak ñoo xam ne duñu wax dëgg. waaw parce que ñun ñëpp gis nañu ne ñenn ñi alal ji ñu am ak ñuy wone feeñul ci. seen liggéey bi ñuy def ci biir réew mi. mais fu ñu ko jëlee. fu ñu ko jëlee. parce que am na ñu naan bu ñu doon xayma tey politiciens sénégalais yi seen am-am ak seen liggéey ñëppay dugg kaso. mais ñoom ñooy en tout cas xam naa ne ci ci liñ fi gis ñëpp alal ci réew mi politiciens yi am na ci. loolu nag dañ ko war a teggi bu gaaw mën nañ ko teggi te fitna du ci am. bu ñu waxtaan ak secteur privé bi am na ay yoon yu bari yu ñu mën a jaar. am na ay yoon yu bari yoo xam ne mën nañ ko def ci biir réew mi pour que nit ñi xam ne li ñuy fi daan yàgg a wax ñàkk jariñu loolu moo fi war a ne waaye golo di bay baabun di dundee loolu dafa mënul continuer ñi nga xam ne aussi ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne dañuy war a ñëw dañoo war a def seen kemtalaayu kattan pour xam ne état bi dafa war a wàññi train de vie am loolu foofu la war a tàmbalee bay ci sa wewu tànk état bi dafa war a wàññi train de vie am ni ñuy dunde ci biir état bi ñun ñi nga xam ne ñooy indi alal ji ci réew mi mënatuñu indi lu toll ci ñoom li ñu soxla pour dunde ko ak état bi. maanaam si point boobu bu ñu xoo xayma maanaam politiciens yi di proposer programme li si gën a bëri dañu proposer programme économique bu efficient bu jaar yoon. dafa yaa taf yëngal lay doon daal di wax di naxaate pour ñëw toog. waaye kenn si ñoom amul programme bu leer politique bu xamoon Sénégal bu jëlee Sénégal fii la koy jaarale fii la koy suqali
même bu ñu koy waxtaanee ci ay naxe mbaay lañ koy defee. waaw mais loolu la ñuy wax politique xam nga politique ñi koy ñun dañoo wàcc ci yoonu politique parce que politique mooy def luy jariñ askan bi loolu mooy politique. waaw ñu jëriñ seen bopp la ñuy def. waaw mais li fi nekk léegi dootul luy jariñ askan wi dañoo gis ne que li ci ëpp falu ak am daraja ci politique moo tax nit ñi jóg waaye liy jariñ askan bi dëgg boo xoolee am na luñ ci def ay jéego waaye lu bari dafa manqué loolu nag la ñu bëgg a ñaax ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu waxtaan ci ak nit ñi ñu xool en profondeur luñ ci mën a def dama lay wax lenn rek loo xam ne man biñ ma nekkee CNES maa ngi door fi am léegi at ak genn wàll. mais yaakaar naa ne ci sama xam-xam bu gàtt mënuloo ne dañuy représenter ay patronat yu bari fànn yu bari te duñu def at mu ne ñu toog ak njiitu réew mi waxtaan bu xóot. ci économie bi nan la ñuy mën a def ba économie bi ñu génn ci ñun nag dañu continuer di def li nga xam ne moom lañ fi nekk depuis indépendance mooy dañoo yaakaar ne bitim réew mooy ñëw développer li suñu réew politique yi ñuy def yépp loolu foofu lañ ko teg. réew mi sénégalais yi ñoo ko mën a développer alal ji am bu fekkee ne programme yi ñuy def li nga xam ne daf ciy ruus day génn ci biir réew mi dem ci yeneen réew yi dinañu liggéey fii ba illaa yow mi diine te dara du fi sotti. mais lan moo tax patronat Sénégal du def benn say xeex toog imposer nguur gi ñu wax ak yéen. mais parce que booloowuñu. xam nga war a booloo. xam nga booloo mooy doole. mais ku ci nekk da nga bëgg a def rek sa fànn bopp man en tout cas bi ma ñëwee ci patronat bi ba tey loolu ci itte yi may dox la wax leen ne leen que atomisation maanaam que ku ci nekk ber sa wàll rek ber sa daara du jur lu may lii fi ne. booloo bi mënul ñàkk jamono ji moo tax parce que ñun ñëpp boo xoolee doole ji ñu am ak doole yi nga xam ne mooy jóge ci bitim réew di wut si fii ñooñu dañ ñoo ëpp doole. waaye bu ñu booloo dëgg ñëpp di àndandoo di yëkkandoo mën na am loo xam ne mën nañ ko récupérer ci suñu économie donc loolu tant que nag patronat bi te état bi daf ci war a dugal loxoom que loolu jóge fi man de ci sama xam-xam bu gàtt wax naa ko président de la république ci conseil présidentiel bi ñu wax état bi dafa war a taxaw ñu def nu ñuy fexe ba patronat yi bokk benn état bi di wax ak patronat yi yëf yi mën a tegu ci mbirum démocratie mët yi mën a taxaw ci ku ci nekk li ngay ñaq nga di ko am waaye li fi nekk mooy comme ni ma la ko waxee rek woote taxas demale benn boor te loolu 2023 ñu ngi ciy dem 2023 nee nañu ci gaz bi pétrole bi génn gis nañu crise bi am Europe par exemple tey waa Europe dañuy soxla Sénégal ndax gaz bi ak pétrole bi ndaxte boo xoolee bu baax Russie day tëj na ay gazam ak pétrole am hiver bu ñëwee il faut ñu wut gaz ak pétrole ñoom gis nañu fii Sénégal président allemand ñëw na fi premier ministre allemand ñoom chancelier bi ñëw na fi gis nañu ay bale yi dem fii loolu yëpp c'est pas pour ay neex Sénégal dafa am lu ñuy wut est-ce que loolu yéen waa patron bu leen di xeex ci loolu nag bu ñooy entreprise étrangère bi ñëw Sénégal ku ci am bu ñu amee ñaar ngeen am ñett waaw mais da nga laal poñ boo xam ne loolu mënu nañ ci def sax waxtaan émission bi yëpp ndax li fi génn ci jëm ci pétrole bi ak gaz bi bari na bariwaay boo xam ne Sénégal mën na ci sukkandoo pour def jéego yu am solo waaye nag il faut ñu soppi doxalin yi mooy tàmbali nañu teg jéego yu baax mooy li ñuy wax contenu local mooy fexe ba xam nu sénégalais yi di duggee ci biir mbir moomu waaye loolu yemul ci rek ci li nga xam ne day ruus ci pétrole bi loolu dañ ko war a def ci économie bi yépp contenu local boobu ñuy wax dañ ko war a yaatal ci biir économie bi doxandeem waratu fi ñëw te ànduloo ku juddoo ci réew mi am nationalité di fi yëkkati di fi def te ànduloo ñun loolu nag ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñoo ko mën a sooke parce que ku fi ñëw da ngay ñuy teg fële jaar ci kaw da ngay xëy rek ñu ne la projet bi génn na wala kii am na lii wala am na lële. est-ce que justement assemblée nationale bi war a ñëw war naa voter loi yooyu nga xamante bu ñu voter loi boobu képp koy dugal ñaar dërëm Sénégal nga investir te obligé de passer par un partenariat avec un Sénégalais balaa nga koy am. waaw mais suñu penku réew rek Mauritanie kii looloo fi am. boo demee ay. Maroc looloo fa am. Dubaï mais loolu day fekk ñun ñu gëmante ci suñu biir. c'est-à-dire que ñun dañu nasaxal boo xam ne te nag ma wax la ne lépp loo xam ne mi ngi dugg ci réew mi industriel yeeg
commerçant yi ak liggéeykat bu ndaw bi moo ko fi dugal donc mënuñu li ci des lépp li ñuy joxe nag day génn loolu moo tax économiquement nit ñi di jaaxle que ñuy wax ne que am nañu ay taux de croissance yu mag nekk fi mais gis nga Covid bi dafa ñëw rek mel ni mësuñu liggéey ci biir réew mi. lu ko waral parce que li nga xam ne day ruus ci liggéeyu réew mi mais day génn ci réew mi. donc mënuloo nag loolu c'est-à-dire que ruus économie bi dafa wal boobu moo amul ci biir économie bi loolu nag li ko indi mooy. li nga xam ne dañ ko waroon a jël jox ko sénégalais yi ñu liggéey ko mu dellu ci biir réew mi ñu di ko ci dugalaat muy jur mais loolu moo fi amul sénégalais bu ñu la waxoon fi mu nekk jëlal limal ma fanweer wala ñaar fukki sénégalais yoo xam ne ay milliardaires la di nga am jafe-jafe pour lim leen. te ñu indépendant depuis 60 ans dama lay wax rek ne que fii sénégalais bu fi nekk di liggéey. ma jox la benn exemple rek nga ne day kii dina gagné lu toll ni milliard. bala ngaa am 50 milliards di nga fi def 50 ans. mooy juróom fukki at. mais loolu boo fekkee da ngaa tàmbalee liggéey même ñaar fukki at mais 70 ans la loolu kenn mënu ko xaar donc nit mënuloo am alal te soo ko wulew ko ci sa biir réew. tant que nag alal jooju ñun kenn mënula riche ci bitim réew da ngay tàmbali ci sa réew am alal ci sa biir sa réew loolu nag ñi fi nekk ci législature bi war nañ taxaw. loolu ñu jële ko fi gën a dooleel doomu réew mi li ñuy defal doxandéem yi sénégalais bu ñu ko defar nga egg fu raw fi ñeneen ñi dem. parce que est-ce que des fois aussi leen gàllankoor yéen du ay lobby yi xam ne ñu ngi tapé au cœur de l'État nekk ci administration bi ñu am ay intérêt xamante ne ñoom leen intéressé mooy commission yi ñuy laal. mais loolu ñëpp dañ ko gis c'est-à-dire que rek c'est très difficile à prouver mais. gis nga lobby yooyu. li tubaab di wax affairisme la. c'est-à-dire que mbir mi dafa doon système boo xam ne. dafa intermédiaire yi waaw dafa naqaree dindi. xeex ko. waaw dafa naqaree dindi. parce que amum xaalis boobu dafa yomb da ngay toog di dugg ak a génn rek da ngay gis fii nit ñoo xam ne gisoo leen ñu donn gisoo leen ñu am entreprise gisoo leen ñu def ay métiers yu tax ñu mën a am xaalis ñi ngi am xaalis. fan lañ ko jëlee sans cause. donc loolu ci réew moo xam ne. ak ni ñu amee woon administration bu xarañ ni ñu amee woon ay compétences ñu dafa mel ni fi mu ne en terme de gouvernance dañoo dellu gannaaw lu toll ñaar fukki at. mais loolu war nañoo am nag maandute ak fitu taxaw wax ko dindi li nga xam ne moo yàq réew mi. nit ki nag mënuñu laa jël jox la li nga xam ne moo daraja. nga bëgg ne daraja jooju dañ la koo jox parce que dañoo yaakaar ne ci ñi gën nga réew mi nga ne daraja jooju nag il faut que ma continuer di jël alalu réew mi di ko boole ci daraja yi. nit da ngay gore ci liñ la jox. nit da ngay yem ci li nga am ak richesse mooy ki doyloo li mu am. ñun nag dañoo bëgg a dund boo xam ne amuñu moyen yooyu te ci secteur privé bi lañ ko teg secteur privé liñ ko mën a teg. nationalement attanu ko. est-ce que secteur privé mënul tamit organiser wu. def la ñuy wax épargne locale xool lu ñuy mu ne mobiliser épargne locale bi mobiliser sénégalais ba ñu duggal seen koppar fenn nga mun ko liggéey aussi ay stratégie loolu vraiment genre bourse yeeg yooyu loolu da nga fekk man bi mu ñëwee ba tey ci loolu laa doon yëngatu yàlla def na 1er juillet bii la ñu def li ñuy wax national asset mooy nas maanaam jël dencu sénégalais yi ñu nekk ci bitim réew ak ñu nekk ci bitim réew won leen ne leen que tant que épargne boobu mooy denc boobu boole wuñ ko jëm ci liggéey ci li nga xam ne moo jëm ci économie réelle bi. maanaam mbay mi sàmm gi napp gi dem ci pétrole bi dem ci gaz bi mais loolu du ay xaalis yu ndaw joo koy def donc booloo boobu moo tax ñu teg projet boobu. ba def weer lañ ci defagun waaye sénégalais yi rek antu nañu ci lu tolloog presque 475 millions. kon am na ci réew mi. xaalis am na ci réew mi. xel am na ci réew mi waaye li gën a metti mooy fii dafa mel dañu toll foo xam ne am fi xam-xam am fi xel jariñul dara dañ lay teggu fële. li ñuy seet rek mooy. nit ki. am na alal ni nga ko amee. yoonu kenn nekku ci. mais moral boobu nag la ñu war a delloo ci jikko yi. pour que nit ñi xam ne nit ki li ngay am da nga koo war a ñàq
ñàq bi moo war a doon que loolu mooy démocratie fii nag ñun dañoo rafle ci dégg-déggu démocratie. démocratie du jël sa xob rek dugal ci urne bi. démocratie dafa war a nekk ci yoon. démocratie dafa war a nekk ci njàng. démocratie dafa war a nekk ci xam-xam. démocratie dafa war a nekk ci justice. démocratie dafa war a nekk ci diggalante doxalante nit ñi ci seen biir. loolu moo manqué ci réew mi. loolu la ñu war a taxaw tabaxaat ko. état bi boo xoolee programme yi ñu teg fi ñu waroon a tàmbalee moom la ñu mujjee parce que boo jëlee li ñuy wax plan yi ñu teg mooy le PAP ñu demande PAP 2A boo xoolee ñu commencé structuration économie ñëw ci le capital humain mujj ci gouvernance la ñu war a tàmbalee tàmbali bi mu ngi doon ci gouvernance jikko yi ak am yi la ñu war a leeral ba nit ñi xam ne ku ci bëgg a ñaqati ku ci bëgg a jariñu da ngay ñaq loolu nag waxtaan am na beneen bi mooy lecture bi ñuy war a def aussi mooy réew mi dafa toll foo xam ne waxtaan nag bu yaatu jot na na politique yi assise économique assise économique bala ñu ko def dañu war a def assise politique nit ñi war nañoo mën a waxtaan ki yore réew mi mën na war a wax fii ci législature bi bala mu démarrer mu waxtaan ak ñi nga xam ne moom lañ ko séq tant que réew mi amul dal tant que réew mi économie bi dalul fi mu nekkoon it ñi nga xam ne dañoo yor seen alal bu ñu ko fi dugal te juddoo ci réew mi dañuy tekkaaral jooju nag moo indi que dara doxatul donc il faut que ñu delloo économie bi fi mu war a ne confiance mooy tax nit ki di jël xaalisam di ko dugal ci loo xam ne daf ko war a indi ci biir réew mi confiance boobu nag moo dem ba effrité wu fii dañoo defe ne rek àdduna bi yëpp ci Sénégal politique rek moo fi activité waaw mais est-ce que loolu bu amul lu ma gën a gaawee ñu naan réew mi 2023 lay commencé am gaz ak pétrole bu loolu amul li nar a génn ci loolu dañ la war da lay romb seen dañ romb de. mais danañu romb parce que xam nga pétrole bi damay bind ci benn article di wax ne pétrole bi du xaalis bu tuutee koy def. ñun bu ñu toogee fii rek dinañ toog bateau yi di ñëw di jël pétrole bi di jaay di dem ñu naa am nañu pétrole te du indi. ci biir surtout métier yi ñu war a créer ci métier yi ñu wañ a créer dañ ko war a def amont ak aval loolu nag benn sénégalais yaakaaruma ne am nga ci kattan ci yow ci sa bopp nga mën ci dugg mbooloo moom nga doon wax ci épargne nationale bi moo mën a tax nit ñi mën a aborder koom-koom yi nga xam ne dafa soxla xaalis bu bari xaalis am na ci dëkk bi xaalis am na ci àdduna bi waaye nag bu ñu jiitalul sénégalais yi it ñenn ñi dañuy ñëw rek 60 ans ngi nii ñu continuer di ñu jariñoo ñuy taxaw rek di wax naa c'est pas normal loolu nag dañ ca war a jóg waxtaan ci mu jóge fi parce que même conseil Sénégal même médias yi boo xoolee bu baax médias occidentaux yi tubaab yi ñëw nañu installé wu fii créer rajo Fulfulde créer yooyu yëpp ci stratégie la bokk maanaam soft power yéen par exemple patronat yi li ngeen waroon am bu entreprise étrangère bu ko amee par exemple bu dara xewee doo dëgg mu RFI wax Auchan wax Total parce que intérêt France lañu préserver yéen ñi boo leen amee foo leen bëggee jooy dala fu ngeen jooyee waaw mais parce que gis nga lëkkaloo boobu dafa des xam nga sénégalais laay wax sax tàmbale ci sa bopp Sénégal dafa gaaw a beew nit ki ku ci am tuuti million rek wala tuuti milliard rek da ngay defe ne yow fi mu nekk yow yaa ngi ci sommet te buñ la xoolee ci biir réew mi xool la ci biir sous-région bi nga xam ne dañ ko bokk parce que dañoo bokk ci ay espace économique ay espace monétaire yow li nga am du dara waxuma ne nag ci wàllu àdduna bi nga xam ne ñi ñuy wax ne dañoo am xaalis dañuy am ay milliards ci dollar wala ay milliards ci euro yow nga bëgg a am benn milliard ci CFA rek taxaw beew loolu moo tax li ngay wax nii que désinformation bi fi nekk ak yeneen activités yi mais loolu jarul am njàng bu sori pour xam ko gis nga ñun dañuy fàtte lu am solo mooy gis nga président dëkk yu mag yi bëgguma citer ay kii pour focaliser wu ñooñu dañuy liggéeyal pour seen réew te ñun nag dañoo yaakaar ne ñooñu dañoo bëgg ñooñu dañoo am ci ñun cofeel ñoom dañoo déedéet intérêt lañ fiy jël si bu fi intérêt amul ñu jël seen i bagage dem seen yoon mu leer donc ñun nag ñoo war a jël suñu kemtalaayu kattan jël suñu moomeel ci wàllu économie bari na néew na ñu doxal ko mënuñu wax ne dëkk bi dañoo néew doole nga gis ne nationalité bi nekk a ngi fi boo xoolee mais ñooñu lu ñu fiy wut si
ñun donc amuñu dara mais ñëpp dañuy daw ñëw Sénégal. xam na lu fi nekk de. kon am na lu fi ne. bu baax a baax donc li fi nekk boobu nag la ñu war a jël jëmale ko ci biir sénégalais yi jëmale ko ci biir recherche bi dafa fii aussi li ñu gën a néewal doole. mooy recherche bi ak ñi nga xam ne ñu yor koom-koom bi lëkkaloo bi dafa des. ku ci nekk da ngaa nekk ci sa domaine ñii ngi rechercher di trouver waaye amul benn application ci biir réew mi. donc loolu mooy jonction boobu la état bi war a taxaw parce que nag dañuy wax ci économie ne croissance mënul am te innovation amul. waaw donc innovation boobu nag mooy tax ngay yokk di dem bu fekkee ne dañu jël yëf yi ku ci nekk ci sa benn boor rek di dox danañ continuer di nekk ci jafe-jafe yi ñu nekk. jot na nag fi mu nekk ñu soppi doxaliin jot na ñu xam ne que lii nekk ci conjoncture mondiale bi bu ñu rawee ba ñu tegu ci yoon wi nga xam ne du yoon wu baax dinañu def ati te duñ ci jot. bu ñu demee ba nga xam ne lii suñu borom baaxee ñu ko mu nekk ci biir réew mi ñu jël ko te defarawuñ ko niñ ko defaree dañ ko bëgg a nangu bi jafe. na nit ñi am maandute ak fitu jéem a demal suñu bopp nañu seet nu ñuy defee ba mën a génne ci réew mi li nga xam ne day yàq mooy facilité biñ doon wax. taf yëngal yi. nit ñi nañu dellu ci liggéey. liggéey moo yor réew. waaye di wax rek suba ak guddi ak bëccëg dañuy gis sax ne que pratiquement comme ni nga def nii débat économie wax ci biir réew mi mais dafa mel ni soxalul nit ñi. foofu moom. soxalul nit ñi. waaw heure bi nag dafa jot. waaw mais su doon sama sago tey ñu continuer débat fii ba 2 heures waxtaan bi parce que li ñu war a wax dafa am solo économie mooy réew il faut nguur gi xam ne sénégalais yi nekk fi yore seen àll war liggéey ak ñoom patronat sénégalais jàppale liggéey la parce que ñoo war a développer réew mi du tubaab bi du kenn moo développer réew Sénégal budul sénégalais seen bopp am intelligence stratégique liggéey réew mi. maa ngi lay gërëm di la sant monsieur Adama Lam président CNES de gërëm Sine Saliou nekkoon ci technique bi waxtaan bi nañ ko woyewaat beneen yoon wut espace bu gën a yaatu waxtaan ci économie réew mi parce que loolu moo am solo. politiciens yi dañ fi nekk rek di wut métier ku ci toog nag nee naa la bu leen xaymaa ñu bëri si ñoom tey seen alal lu ñu yore ak li nga xamante ne seen liggéey effectivement kaso lañ jëm ñoom ñëpp maa la gërëm di sant di gërëm la ñaanal ba ci jàmm ak salaam jërëjëf.